man la Ousmane Ngom nekk gérant école de formation 18 Safar Couture tey nag mbokk yi seet si woon ñu nekk fii ci Coose avenue Diogo Badiate Senghor en face pharmacie Ndiéné foofu la 18 Safar Couture nekk ci lañ nekk di yëngu daal école bi nag ñu mu tàmbee léegi def na 4 ans am na benn promotion bu génnagum ñu ngi defaraat yenn essence yi nekk yeneen promotion di liggéey ak ñoom foofu daal fa lañ tollagum macha allah. waaw 18 Safar spécialisé wul ci former ay jigéen mais bi ñuy tàmbali boobu xëy na espace bi soxla woon amaguñ ko bon instant boobu mënuñu woon a boole góor ñi ak jigéen ñi ñu ne woon dañuy yemandeegum ci jigéen ñi kese loolu moo tax première promotion bi nekk ay jigéen kese mais bi yàlla dogalee ñu yokk suñu espace instant yi am na ay góor waaye incha allah bu beneen promotion génn bu soobee yàlla di ngeen ci gis ay góor incha allah. waaw 18 Safar nag seen formation yi yombul parce que dañ ci dugalaale tarbiya tuuti xëy na melul ni comme bu njëkk ba parce que du yomb mais dugalaale nañ ci tarbiya parce que xale boo ko bëggee jàngal mu mokkal su yombee ci moom rek su demee ba yor atelier day am jafe-jafe moo tax dañuy bëgg mu metti ci ñoom waaye nag metti ci ñun parce que jàngale tamit boo xoolee li gën a metti ci liggéey yi ci àdduna bi ci la bokk surtout façon yi ñuy indil en général day nekk koo xamante ne dafay jàng ba CM2 wala du fa àgg en général njàngam yàqu parce que xëy na xelam du neex ñu indil la ko donc ki ñu lay indil du nekk benn nit koo xamante ne nit ku mat lay doon xelam ci xel daal day manqué en général su ñëwee nag yow yaay jéem a góorgóorlu moom la ko rëccoon ci école ba mënuñu ko faa def yow nga fexee góorgóorlu ba def ko ci xam nga loolu du yomb waaw loolu mais nag yàlla mu ngi ciy dafa sutura daal ba ñu ngi ciy réussir incha allah. ñu ngi nekkoon 7 ñoo génnoon waaw bii passé nag bii nii bari nañu bii bari nañu environ parce que waaw instant bi waaw 3e année bi côté yooyu la rek li mu ko ëppee du bari waaw parce que ñun tamit comme amaguñu espace bu rëy dañuy jël li tolloog parce que nit tamit bokkul ak xar moo tax dañuy bëgg ñoom bu ñu nekkee fi ñu nekk ñu stable tooge ni leen neexe du xat lool daal waaw moo tax surtout tamit ci jamonoy mbas bi ñu nekk moo tax dañuy yemale li ñu jël moo tax instant bi nii élèves yi moom boo gisee ñun du ñu faral sax di def ay publicité ak yooyu dañuy bëgg di yemale suñu demee ba nga xamante ne nag am nañ espace bu ko jar bu baax ñu gën a yaatal bu baax daal. waaw loolu nag Kumba loolu manqué na bu baax a baax parce que boo xoolee même booy def sa manifestation sax boo leen oowee du ñu ñëw te doon na rafet boo leen oowee même bu fekkee ne ñëwuñu ne indi la dara it ñu ñëw xool ne kat am na benn sénégalais boo xamante ne mu ngi góorgóorlu ngir jéem a suqali Sénégal parce que suqali Sénégal mooy nga jël nit ki formé ko jàngal ko métier ba mu mokkal ko nga bàyyi ko bu demee mën a jëriñ boppam ak keneen ko ci xaj loolu dara gënu ko kawe kon nag ñoom war nañu gëstu di ñëw suñ leen oowee ñu ñëw suñ demee ci ñoom tamit ñu yomb pour ñu gis leen suñ leen waxee suñu soxla liñ ci mën a jàpp ñu jàpp ko parce que xam nga école yombul parce que fi mu nekk nii tey jii xam nga nga luyee benn place fi mu nekk nii fii nii li ñu fi fee location day métti lool fi mu nekk nii suñ la waxee ne suñu xaalis la ñuy jël di ko fayee location doo ko gëm par rapport ak xale yi di fay doo ko wax sax parce que xam nga comme ñun ay jullit lañu jàmbat baaxul ci ab jullit mais yàlla xam na ne weer bi day dee suñu xaalis la ñuy mujjee jël di ko fayee location parce que jamono yi day naqari ba xale yi duñu mën a fay comme ni ñu war a fayee te obligé te yow tamit xale bi nga yor commencé ko di ko jàngal ba mu commencé miin ñàkk a fay du tax nga dàq ko ne ko demal toog mais nag bëgg nañ nag ñu ñëw jàppale ñu bëgg nañ sincèrement bëgg nañ ci tamit comme instant bi mbas mi moo tax mais bu mbas mi jeexee incha allah dañ ci gën a dox gën a yaatal parce que bëgg nañu foo xamante ne daal ku ñu fa fekk daal dinañu gën a naw waaw ñu defar ko ba mu baax yaatal ko xale yi gën a ñëw gën a stable. bi ñu ñëwee ci remise de diplôme gis nañ ay parents yoo xamante ni dañoo am confiance ci 18 Safar lan mooy secret 18 Safar. waaw secret 18 Safar nag mooy xëy na xale bi jàngi si ñun sax mën nañu mere mais parents par force yi ñu sopp parce que xale bi bu nekkee si ñun bu fa defee 1 mois rek di nga gis comportement am ci kër ga lu changé boo xam ne yow mi defoo ko ci moom ñun yemuñ ci jàngal la kese mais dañuy fexe tàggataat sa jikko ba nga mel noo xamante ne di nga mën a jëriñ société bi parce que société bi nekkul ku am xaalis rek moo ko mën a jëriñ
foog nit ñi defaru ba pare suñ nit ñi dépp defaru woon suñu amee tuuti dinañ ci mën a dund ba stable te jàmm dina am moo tax bu ñëwee dañuy fexe nag di tàggataat xale yi dañu am jour boo xam ne jour boobu bu ñu defee cours ba si yàgg dañuy arrêté di waxtaan ak xale yi di leen yee ci àddina ni ñu war a comporter woo ak seen i parents di waxtaan ak ñoom nan la ñu war a def ba métier mi su mokkee ëllëg ñu mën ko gérer yéen jikko la ñu war a yor jël temps bu bari def ko waxtaan ba pare ñu door a wàcc loolu dañ koy def loolu bokk na ci secret yi tax parents yi gën ñu fonk d'ailleurs rek keroog le 27 passé am na kuñ ci doon maye bàyyam man la jox ma maye ko man na ko ñëw fii ne la ma yow laa koy bàyyale nga dem ma maye ko yàlla xam na ko malgré que yemul foofu ma maye ko pare bàyyam yëkkati war ay teraanga jox ma wallahi azim le 27 passé waaw kon nag loolu doy nañu sëkk loolu doy nañu si ci loo xam ne yaakaar nañ ne ndam laa ngi ñëw parce que loolu dara gën ko rëy ci nit di jàngal nit métier ba libéré ko bàyyam mënoon na ko ne kat kii dama koy dugaloon ci école bi muy jàng ba bis nit ñëw bëgg si ko mu ñëw ne ma diw dañ koy may la jur tel am naa ay mbokk am naa ay xarit waaye yow laa koy bàyyal yow laa koy may effectivement noonu la demee loolu nag. pour jeexal rek 18 safar ci kanam lan mooy waaw xam naa li nekk bëgg 18 safar ci kanam lépp mënuñu ko wax ci émission bi du ci xet waaye daal mën nañu leen wax ne sunu bët moom fépp foo xamante ne ñaw àgg na fa 18 safar mu ngi xool fu ko jël ci gàttal xale yi ñuy defar tamit bëgg nañu bu ëllëgee suñu demee bu ñu yàlla may ñu gudd fan suñu demee ba am yenn at yi ñu defar lu mat téeméeri nit ñoo xam ne ku ci nekk yaa ngi jëriñoo ci ñaw waxuñu ñu defar rek bàyyi nga dem ñoo xam ne ku ci nekk formé nañ leen ñoo xam ne lii nii liste bi kat ñii ñëpp formé nañ leen mais ñu ngi jëriñu ci ñaw loolu mooy yéene 18 safar mal bëgguñ tamit nga jëriñu ci kese mais nga ciy jëriñu par ànd ak njub waaw loolu daal loolu bokk na ci mébéti 18 safar waaw. li may jeexal mooy sant yàlla bu baax parce que xëy séqib tànk rek ci ab jullit doy na sant waxuma laa nag mu may ñu ba ñu mën a taxaw di am yeneen xalaat bay mën a def yenn yi ñu ngi ko ci sant bu baax a baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di delluwaat ñu ko ci Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul suñu yaakaaru tey ak ëllëg comme ni ñu koy faral di defee ndax wax dëgg yàlla ñun suñu lépp Serigne Saliou la lu nu man rek moom la di sant patron bi ñu jàngal métier bi di ñaanal suñu way juri fa ñu tëdd suñu borom yeesal seen yërmande bu baax a baax ñu góorgóorlu woon trop si ñun di gërëm ñëpp di gërëm nag xale yi ndax wax dëgg yàlla mënoon nañ maa jaaxal waaye nag ñoom ay jàmbaar lañ ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi ñëpp bu ñu tuddee dañuy juum mais waxuma dara mais ñoom bi ñëwee fi mu nekk nii ñoom ñooy ay mbokk ñoom ñooy demalante di ñëwalante waaw wax dëgg yàlla di defalante ay teraanga loolu nag sunu ndam mais ndimbali yàlla la ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di santaat seen ay waajur ci confiance bi parce que ñun amuñu daraja amuñu xam-xam dañuy nam na bi rek mais seen ay waajur am nañ confiance ci ñun te confiance kat lu rëy la waaw ku ko la ko jox rek lebal na la loo xam ne fi mu ne nii li nga koy fayee mooy defaral ko doomam rek ba mu mat kon nag ñu ngi leen sant bu baax yéen ñi nga xamante ne yéen tamit suñu diggante ak yéen dafa yàgg lool waaw ba pare te lépp rafet na macha allah yàlla xam na ñun toppuñu leen dara ndax ni mu di taxe suñu diggante ak yéen nag doy nañu sëkk yàlla xam na ko ñu ngi leen di sant bu baax a baax jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu